أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maa ngi leen di nuyu bu baax di leen jégguluwaat bu baax a baax di rafetluwaat ni nga xamante ni noonu la groupe bi di doxe ci xam-xam. niki noonu itam am nañu doon sàkku ci ñu wàññi li nga xamante ni moo di baati français yi wala baati nasaraan yi ci bu ñuy expliquer ñu di ko jéglu bu baax ci jëfandikoo gi ñuy jëfandikoo léeg-léeg baati nasaraan yi ngir expliquer daldi rek xaj na léeg-léeg buñ koy tudd duñ ci bàyyi xel wala buñ koy expliquer duñ ci bàyyi xel, waaye dinañ def suñu kéemtalaay kàttan ngeen mën a moytu baat yooyu nga xamante ni xaj na léeg-léeg mën na am mu lëndëmal dégg-déggu ñenn ñi. ñu di leen ci jéglu bu baax a baax. waxtaane woon nañ li nga xamante ni mooy li ñuy tuddee interrogation métaphysique te mooy al wujud. ñu waxoon ne wujud bokk na ci mabaaxis yi nga xamante ni falsafa daf koy jàngat ginnaaw bi nga xamante ni génn yeneen xam-xam yi génn na lu mel ni riyadiyat muy mathématique ak science muy li ñuy tuddee ilmiyaat yi. bi mu génnee mu dese ñetti mabxas muy mabxasul wujud, mabxasul maarifa, mabxasul qiyam muy li ñuy tuddee métaphysique, ontologie, li ñuy tuddee anthropologie philosophique ak li ñuy tuddee axiologie. yooyu moom la dese di ko jàngat. ñu jëloon ci bi nga xamante ni mooy métaphysique te moo di wujud. ñu waxoon ne moo bi ci li ko taxoon a jóg rek mooy classé. ku ñuy wax Andronikos Drone moom moo doon classé œuvre maanaam bindi ki nga xamante ni moo di Aristote. bi moo demee ba séparé yi mu jëm ci tabian yi jëm ci alam bi, mu gisaat beneen xaaj ci xaaj yooyu boo xamante ne nekkul ci alam, nekkul ci tabian, waaye li muy question yi nga xam ne moom lay aborder dafa jëm ci li nga xam ne mooy ci ma wara tabian. loolu moo taxoon rek mu tuddee ko métaphysique te moo di ma wara tabian, ndax yii ci tabian bi la aju te moo di alam bi muy monde bi ak li nga xamante ni moo di nature bi muy tabian bi. léegi nag ginnaaw terme classificatoire la mooy sens primitif bi, léegi mu des li nga xamante ni moo di ontologie bi nga xam ne mën nañ ne synonyme am la wala dañ koy woowee noonu itam. ontologie mot grec la, mooy li nga xamante ne moo yunaan dal, maanaam yunaan la, moo leen tuddee ontos ak logos. ontos ak logos nga xam ne mooy science de l'être, manees na ko tuddee noonu. li nga xamante ni nag moom la ñuy jàngat tey mooy jëm ci li ñu tuddee anthropologie philosophique te moo di mabaxasul maarifa. ndax ñun ñëpp ñu àndandoo xam ni mabaxis yi nga xam ne moo di mabaxis salaasa yi am ci falsafa am nañ jokkaloo goo xamante ni léeg-léeg du neex a séparer, du neex a comprendre. ndax li nga xamante ni moo di li falsafa di jàngat d'une manière générale mooy qu'est-ce que l'homme, lan mooy nit. li muy jàngat dëgg mooy qu'est-ce que l'homme, mooy lan mooy nit dëgg-dëgg. léegi nag jàngat googu mi jàngat jëmmi li nga xamante ni moo di mbindeef bi te moo di insaan te mën nañ ko woowee xayawaan naatiq. loolu moo tax ñoom ñëpp ci
côté boobu la ñuy tourner moo tax dañuy bokk li nga xamante ni moo di dañuy am ay silla wasiqa yoo xamante ni day nekk seen diggante. léegi li nga xamante ni moom la ñuy tàmbalee mooy leeral mooy ñu expliquer li nga xam ne moo di définition bi maanaam taarifu mot bi ci la ñuy commencer ndax moom dafa am benn relation ak ki nga xamante ni moo di wujud te moo di métaphysique bi ñu doon wax. ndax bu fekkente ne dafay jàngat moom philosophe bi dañuy jàpp ne day jéem a xam li nga xam ne moo di muskilatul wujud waaye bu koy jéem a xam mënul ñàkk mu jëfandikoo li nga xamante ni moo di adawaatul maarifa yi te mooy lan al aql al xawaas wala al aql wal xawaas mooy mu combiner les deux muy aql ak xawaas muy les 5 sens mooy al xawaasul xamsa wala mu jëfandikoo raisonnement mooy aql kese rek. léegi nag moo tax bu ñuy joxe définition bi sens étymologique bi mooy anthropos nga xam ne moo di non scientifique l'homme mooy taariful ilmi bi nga xam ne moom lañ taarifee insaan. logos waxoon nañ ko ci bële mën na signifier science mën na signifier étude mën na signifier discours mën na signifier raison mooy mën na signifier aql mën na signifier ilm mën na signifier baxs wala mu signifier li ñu tuddee xitaaba yooyu yëpp mën na ko signifier. léegi nag kon bu ñuy xool mooy kon moom rek day aju ci li nga xamante ni moo di doomu aadama waaye question bi nga xam ne moom lay poser mooy li ma ko waxoon sànq mooy qu'est-ce que l'homme. léegi nag moom buy jàngat li nga xamante ni moo di doomu aadama waxoon nañ ne bu fekkente ne wujjoot li muy jàngat ci doomu aadama mooy ndax màdd la wala ruux la wala ndax màdd la wala ruux la lan la nit mën a xam ak lan la nit mënul xam et cetera loolu la bële doon jàngat. moom nag anthropologie muy anthropologie philosophique te moo di maarifa mabhasul maarifa moom li muy jàngat mooy jéem a xam li nga xamante ni moo di doomu aadama ji lan moo ko def doomu aadama lan moo tax mu nekk doomu aadama lan moo ko def doomu aadama li tax ñu naan ko insaan wala ñu naan ko xayawaan naatiq lan moo tax mu doon lool maarifa loolu lay jàngat. maarifa loolu lay jàngat nit la bëgg a xam d'une manière générale ndax am na yi muy jàngat muy lu mel ni dutee ak yu mel noonu mooy li ñu tuddee shakk te moo di ay shakkul manhaji ak shakkul madhabi yooyu bokk na ci yi nga xam ne muskila yi la yu muy jàngat. danay jàngat lan mooy source yi muy masadir yi nga xamante ni moo di masadir yi ñu mën a xame asaar xisiya yi ak intibaat yi nga xamante ni moo di xisiya aussi daf koy jàngat muy lu mel ni al afkaar wala xeet yu mel noonu wala tashabuh wala xeet yu mel noonu daal ak yi nga xam ne mooy ay mumayizat ci yi nga xam ne moo di fitra xeet yu mel noonu yëpp daf koy jàngat wala maarifatul lu mel ne al itijah al naqd ak xeet yu mel noonu ni ko Kant jàngate yooyu yëpp day dugg ci li nga xam ne moo di mabhasul maarifa nga xam ne buñ ci gën a yaatal dinañ ci gën a sori.
léegi nag buy jàngat doomu aadama boobu ngir bëgg koo xam moom lan la bëgg a xam ci moom exactement mooy lan moo ko différencier ak yeneen mbindeef yi mooy lan moo ko wutalee ak yeneen li muy jàngat mooy lan moo ko wutalee ak yeneen mbindeef yi ñu bàyyi xel ne yeneen mbindeef yi am na ci yoo xam ne dafa niroog doomu aadama ci côté shakl muy forme bi mën naa niroog doomu aadama wala mu niroog moom ci yenn jëfin yi wala yenn mbir yi doomu aadama li nga xam ne moo koy xàjjale ak yeneen mbindeef yi loolu anthropologie philosophique daf koy jàngat te mooy li ñuy tuddee mabhasul maarifa mooy suy jàngat par exemple ci ñi nga xamante ni dañoo niroog doomu aadama ci genn wet mën nañu jël lu mel ni seku mooy jàpp ma tur bi niñ koy waxee ci arab mooy perroquet ñu ne doomu aadama bi nga xam ne moo di l'homme en tant que tel moom day wax mooy li ñuy tuddee parler mooy day wax dafay parler mais bu fekkente ne sekk boobu may wax mi perroquet boobu noonu moom day li ñuy def day def li ñuy tuddee proférer mooy day takkaraar kese day répéter mooy doomu aadama li ko wutaleeg yeneen mbindeef yi bokk na ci loolu noonu muy moo tax léeg-léeg ñu naan ko xayawaanu naatiq doomu aadama dafay wax bu ñuy wax nag ne doomu aadama day wax mooy xalq ay kalimaatam mooy raisonner su raisonner ba pare mu jural ko benn phrase wala mu jural ko ab nas wala mu jural ko ab téere loolu mooy li nga xam ne moom lay wax mooy dafay xalaat loola nekk ay li nga xam ne moo di ay baat mu jëfandikoo ko mooy mën naa ko woowee rek ne sinaa ruuxaaniya la tazharu bi alatin jusmaniya bu ma ne sinaa ruuxaaniya mooy ci biir bu fekkente ne jamono inda fikr la foofu lay tuddee sinaa ruuxaaniya pour man mi jàkkaarloog moom wala keneen ki nekk ci wetam man koo comprendre mooy tazharu bi alatin jusmaniya moo xam daf koy wax ala jusmaniya la wala mu bind ko ala jusmaniya la wala mu taswiir ko ci ay loxoom comme ishaaraat imaat yooyu yëpp ala jusmaniya la su ma jëlee sama loxo ni nii sànni ci kanam mooy demal mën naa firi demal nga ne ma hal adhab man la nii sànni sama loxo ci kanam nga dem donc loolu ala jusmaniya wa kanat sinaatan ruhaniya walakin zaharat bi tilka al ala al jusmaniya wa hiya al ishaara wala ma bind daal ne idhab wa anta qara'ta ma katabtu wa anta ra'ayta idhab wa ta'rifu bi dabti anni awaddu minka an tadhhaba ba'da ma talabta minni hadha talab an utiha laka fursata dhihab su boobaa da ngay fekk ne ana istaamaltu alkitaba li taabiri an tilka sinaa arruhaniya wal ala aljusmaniya allati ashartu ilayha anifan fa hiya alkitaba wa kadhalika yumkinuna an نستعمل الكلمات وننطق بها نطقنا بتلك الكلمة ما هي اذهب وفهمت لأنك سمعت أن أقول اذهب وأنت تذهب بعد معرفتك أني أذهب وهذا مما يجعل الإنسان منفردا هو الحيوان الوحيد الذي يفكر وينطق loolu mooy tafkiir bi fikr bi jamono ji nga xam ne mu ngi koy jëfandikoo kon loolu bokk na ci li nga xamante ni moo di li ko différencier ak nit ñi ak li nga xam ne moo di technique maanaam li ñuy tuddee manhaj fa hada yusamma technique al manhaj li anna al insan walaw hunaka manahij
كنا نستعملها، وكان في الأيام القادمة ولو لم تكن تلك المناهج مناهج عالية كما هو الأمر في هذا الزمن، كنا نستعمل مناهج في التدريس، وكنا نستعمل مناهج في تسيير السيارات وغيرها، أو في صنع كذا وكذا وكذا. هنا نستعمل تكنيكات مختلفة، هناك مناهج مختلفة كنا نستعملها، وتلك التكنيكات التي كنا نستعملها من التكنيكات الأركايكية، maanaam technique la yu yàgg yoo xamante ni daanañ ko jëfandikoo. loolu ay technique la yu yàgg ñu jëfandikoo. kon nit ki bala maa ñëw ci muskila yi nga xam ne moom lay jàngat, loolu laa bëggoon ñu waxtaane tey rek ci dars bi, te mooy balaa dara xew mooy nañu xam ne dañoo am silla wasiqa moom ak wujud. mabhasul maarifa السلة الوثيقة بين مبحث الوجود ومبحث المعرفة، حيث أن الفيلسوف عندما يحاول فهم مشكلة الوجود لا بد له أن يستخدم إحدى أدوات المعرفة، العقل والحواس معا. بينما مبحث الوجود يتناول طبيعة الوجود كوحدة واحدة، أي دراسة الوجود ككل أو الكون بكل ما فيه. loolu moo tax ñoom ñaar ñu am benn silla wasiqa, muy ñu am benn relation intime boo xam ne moo dox seen diggante. une relation intime boo xam ne dox na seen diggante muy silla wasiqa boobu. kon question yi nga xamante ni moom la anthropologie di jàngat, ci tënk nit ki la bëgg a xam, waaye li mu bëgg a xam ci nit ki bokk na ci lan moo ko différencier ak yeneen mbindeef yi. dëggi nit moom lan moo tax ñu naan ko nit? buñ naan ko nit lan moo tax ñu naan ko nit? limaada insaanu insaanan? loolu moom lay jàngat. joxe naa misaal ci li nga xam ne mënees na ko déggee ci question yooyu noonu, muy question anthropologie philosophique. ñu bañ ko jaawale nag, am na li ñu tuddee anthropologie scientifique, loolu beneen affaire la, mais anthropologie philosophique laay wax. moom mooy jàngat li ma doon wax sànq te moo di nit ki. ci la ñuy gis ne seku, maanaam perroquet, après kii bu ngeen dégloo son bi na kenn dugg incha allah bindal ma kii bi, bindal ma lan la xam ci diggante seko ak nit. su fekkente ne am na ko ci xam dara mën na ko bind pour gën a yaatal ni li nga xamante ni moo di dars bi. bindal ma foofu ay quelques niqaat yoo xamante ne gis na ne lii moo wutalee nit ak seko, te parce que seko day wax, nit day wax. golo gis ngeen ko, lan moo ko wutalee ak nit? golo, parce que am na golo yoo xam ne am na nit ñu gën a nirool. maa ngi jéggalu nag, tooñu ma kenn. léeg-léeg sax nit ñi dañuy wax boo ñaawee ñun la ngeen niroo golo, parce que am na ay traits yoo xamante ni moo leen lëkkale ba ñu xaw a niroo ci côté boobu noonu. donc loolu mën na bokk ci li nga xamante ni mën nañ ko jàngataale, mooy nit ki lan moo ko wutalee golo. philosophe yu bari wax nañ ci seku lan moo ko wutalee golo, parce que waxoon naa ne kii ne leen l'homme parle, et bu fekkente ne seku la muy perroquet profère. donc kii day répété, kii day xalq ay kii moom. technique itam nit ki am na ko, waaye beneen bindeef bu dul nit amul technique yooyu. technique yi doonte technique archaïque lay nekk, mooy technique yu yàgg lay doon yoo xam ne xadiima jiddan. teewul ay technique amoon na ba jamono ji ñu toll. ay technique de communication da ngay gis ñu koy wax, technique de dissertation philosophique, technique manhaju tahlili nas al falsafi, manhaju tadrisi kaza, manhaju parce que technique yooyu nit rek moom moo ko am. loolu moo tax bu ko defee après dinañ door a ñëw nag ci li nga xam ne moo di li jëm ci wàllum li nga xam ne moo di muskila bi nga xam ne moom lay jàngat, te mooy muskilatul maarifa. lan lay jàngat? shakk ak yaqin dinañ ci jaar ndànk rek tuuti rek. dinañ jëm ci masaadiru maarifa yi dinañ ci jaar tuuti rek. dinañ ñëw ci li nga xamante ni moo di nuñ koy waxeeti waaye mooy ashakku fi xadri al xawaas ka masdari lil maarifa, ak al imaanu bil aqli bi wasfihi al masdar
al awhad al maarifa wala xeet yu mel noonu. al afkaar al fitriya loolu dinañ ci jéem a ñëw, muy xawaayid yi lu mel ni al wudu al aqli, al taxlilu al aqli, qawaidatu terkib, al murajaatu wa fahmi al amma, xeet yooyu noonu. Loolu ci Descartes lay aju ak yu mel noonu. incha allah bu ñu ko temps bi mayee rek dinañ ci gën a yaatal. di leen jégaluwaat bu baax a baax ci ni ma leen koy faral di waxee, su fekkente ni jëfandikoo nañ léeg-léeg baati nasaraan yoo xamante ni dugal nañ ko ci biir mbir mi, ngeen xam ne njuumte la waaye jubluwuñ ko ci woon. di leen santaat di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.